Passé de quelques minutes ñi ngi jéggalu bu baax ci tardement bi gannaaw le journal de 20h dinañ dalal fii ci plateau Soir d'info Alpha Bayla Gueye moom mooy directeur général bu OFOR office des forages ruraux xam ngeen ne nag ñoom la nguur gi dénk lépp loo xamante ni mooy ndox mu sell ci biir Sénégal ana fan lan lañ ci toll ci wàllu defarum forage ak yi ni mel ak fu ndox mi toll ci biir Sénégal dinañ ci waxtaan ak Alpha Bayla Gueye ci kanam tuuti moom itam Alpha Bayla Gueye moom la parti socialiste tabb ca mairie Sacré-Cœur Mermoz ci élection locale yi ñu dëkkmal aspect politique boobu itam dinañ ko aborder ak moom gannaaw le journal de 20h léegi dañuy waxati ci li nga xamante ni moo lëmbee Sénégal fan yi di mbir mi nga xamante ni Miss Sénégal 2020 daal dina koy wax ba Miss yu bari génn wax li ñuy daj ci biir compétition boobule moo tax ñu woo fi ki nga xamante ni moom mooy vice-président bu Jamra moom mi nga xamante ni saa yu mel ni amee dañ ciy dégg seen baat bu baax ak taxawaay bu am solo boo xamante ni ñu ngi koy def ci musiba mbaaba kumba yi nga xam ni mi ngi am ci Sénégal ñu koy dalal ci suñu plateau Mame Mactar Gueye. waa kay jërëjëf soxna Binta di kontaan loolu ci li ngeen ma dalal ci plateau bi nga xam ne duma fi gan. doo fi gan bi mbir mi amee Miss Sénégal 2020 génn wax ni dañu yeggoon ci kawam ba mu am doom yaakaar naa ne jur na coow lu rëy ci Sénégal ba nga xamante ni Jamra am na li mu ci wax ak ni mu ci namm taxawee. waaw jërëjëf Binta xam nga am nga sa benn naataango bu am xorom bu am baat bu muy tàmb di yëkkati naan ku artuwul di nga àtte. Kocc Barma gën ko dëggal daal di ne. magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko ndax boo xamee te baaxee woo ko askan bi mook daraayam Jamra nag waxoon na en 98 en 99 et en 2000 sa benn naataango boo xam ne c'était un promoteur de spectacle nekkoon RTS mën nañ lépp tur wi ndax génn na àdduna léegi dañu demoon ma ànd ak Latif ñu seet si ko amicalement rek ne ko jot nañ ay xabaar yoo xam ne baaxul ci sa der ak sa image wu kuréel bii di comité d'organisation Miss Sénégal parce que moom dafa amoon un staff d'une trentaine de personnes ñu ne ko yëg nañu ne am na ñaar wala ñett ci say jawriñ yu nekk yoo xam ne c'est des rabatteurs ñu di leen tuddee dans le milieu lu mu tuddati des rabatteurs wala boog des macros yu nekk en relation avec un réseau de proxénétisme international nee nañ ko édition Miss Sénégal ak Miss Jongama yi passé ñu ne ko boo xoolee ci candidat yi nga laajte nga woo seen kër di gis ñaar yoo xam ne nekkatu ci Sénégal dem nañu elles sont en train de travailler dans le cadre d'un réseau de prostitution de luxe dans les pays des Émirats alors ñu ne ko nag dañu bëggoon nga jël sa matuwaay parce que Jamra lii daf ko fas yéene xeex nga teel ci jóg bala ñun ñuy jóg alors malheureusement 98 la woon 98 malheureusement il a pris ça très mal indi ci ñaaw njort am fa coow ak ñun dañuy jóg le lendemain presse bi yëg ko par solidarité de corps il est vrai que du journaliste animateur la waaye ci corporation bi la bokk gars yi def jël fait et cause pour lui daal di dal ci kaw Jamra diaboliser Jamra alors qui aurait pu imaginer que l'an 2021 bi lii dëggal la Jamra waxoon non pas que dafay jógee ci Jamra waaye ci as ndaw soo xam ne mu ngi nekk au cœur du système maanaam soxna si nga xam ne moo remporté woon trophée bi ci édition Miss Sénégal 2020 kooku expliqué na jaar ci li Jamra jaaroon naka lañ leen di meebee ba dugal leen dans ce circuit naka lañ leen di lalale ay ndëgg sërëx yóbbu leen ci ay hôtel de luxe ba noppi ndaw si nettali loo xam ne daan na am waaye nag mosuñoo gis saay-saay yi jógee bitim réew fii lañ daan ne waaye bii ay naar yuy jógee Dubaï ñu ne waaw egsi nañu ñëw leen yéen miss yi ak dauphine yi ngeen tenir leen compagnie luy ndeyu loolu alors que compétition bi jeex na alors ba ku nekk xam sa notation lan la ñu wut ci hôtel ba alors foofu la mbir yi jaxasoo ndaw si daal di xaw a am fulla ñu xas ko ne ko sa moroom yi rejoindre nañu autorités yi bu nekk ci chambre am yow nga toog fii rek alors par la suite nag dem na tëdd ci benn chambre moroomam xamul lu fa xew fa la jëlee ëmb alors yàlla dogal na musu wasin na ba xale bi am na juróomi weer te kenn ba léegi kenn xamul bàyyi waaye nag man damay gërëm ndaw soosu fi naa soxna Ndeye Fatim Dione ndax nii mu fas fitam ba wax
dafa créer loolu tubaab di wax effet boule de neige. c'est-à-dire un déclic. Oui. Miss yi nga xam ne ñu ngi toogoon ci seen kersa ak seen tiitaange te ñeewuñu woon wax xale bi may na leen fit ndax Miss Kaolack wax na Miss Matam wax na Miss Thiès wax na Miss Kolda wax na mu am ci scandale ci benn déclaration ci Miss yooyu nee na ëmb bi ma ci jëlee ab ministre moo ma ko teg kon kii du affaire bu ñu war a patamee di ko caaxaane dañ ko war a régler pour laver l'honneur de la République. Absolument. Pour laver l'honneur du patrimoine culturel bi nga xam ne gouvernement bi moomu ko opposition moomu ko mais c'est un patrimoine commun ndax tilimal nañu suñu patrimoine culturel. alors loolu waral nag ñun ñu daal di jóg jël suñu matuwaay. ñaari tànk la ñu taxaw benn bi alerté nañu procureur ak la brigade des mœurs pour que ñu leeral mbir mi parce que ces filles-là il faut pas les diaboliser c'est des victimes on doit les protéger. ñaareelu tànk bi mooy soxna si nga xam ne tooñ askan wi yëpp amul lu muy wax di kex-kexi xaxataay ñëpp di ko seetaan des dizaines de vidéos sur plusieurs sites internet naan ku ñu violé yow la neex alors que moom mu ngi am une autorité ci xale yi ndax moo leen yilif mu ngi am une responsabilité morale et pénale ci nattu bi dal xale yi taxawaayam kay dafa doon taxawaayu defal leen masalu leen soutenir leen moralement waaye naan ku ñu violé yow la neex kon nag suñu deuxième jéego te jël nañu contact ak suñu avocat maître Moussa Sarr mooy porter ko plainte pour apologie du viol yoon daf ko tere article 252 du code pénal xaraamal na kuy kañ siif jigéen te moom loolu la def. même si baalu na ak après. alors baalu na ma ne ko nag yéex nga ko def da ngay dem ca procureur nga baalu ji. alors bu ko defee nag procureur de la République soññ nañu ko xamal ko ne ñun mënuñu ko jàngal liggéeyam. waaye am na loo xam ne dafa jot état bi taxaw ci. mooy comme que kii elle a fauté ñun bokk na ci suñuy requête. sàkku ci état bi ñu retirer plainte bi ñu retirer licence am alors ñu profiter si nag alerter sponsors yi nga xam ne ñooy dugal seen alal ci organisation Miss ndax am nañ liste bi ba am na 6 responsables de Jamra jóg nañu pour démarcher société commerciale yooyu ndax ñu retirer seen alal ci lii nga xam ne buntu yàqukaayu xale yi la waaye ñu ngi sant CFA Motors bi nga xam ne bi dafa jël les devants te jotuñu fa sax egg ndax retiré na sponsor am nangu oto yi na sponsor yëpp def noonu ñu soowe xale yi ndax kii ku ko bàyyi bu ëllëgee bu déwénee dana fi def lu ko raw alors ma bëgg ci profiter nag mais ñu may fàttali ne moom si boppam porté na plainte danaa ñëw ci loolu ma bëgg ci profiter artu surtout parents d'élèves yi waaye itam xale yi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn condamné wu leen yéen ñiy jóg di bindu ji ci ay miss jaaxle moo tax ndax ñun xam nañ ci benn dauphine ci édition 2019 boo xam ne bi elle est diplômée master 2 en commerce international kooku bu demee di buuxante di lijjante ay sagaru 200 000 300 000 ci miss yi ñàkk pexe tax pauvreté boobu ndóol boobu moom la cette mafia de détournement de Miss Sénégal di exploiter pour jàpp xale yi di leen defloo naka su dul noonu alors ñooñu laay alerter ñàkk gi metti na crise économique bi tar na la crise de l'emploi metti na dama bëgg a jël ñaari fait pour dëggal loolu pour ngeen mën ci bàyyi xel mu di soxna si ñuy wax Oumou Sy ñu ngi koy masuluwaat parce que Jamra défendroon na ko en 2001 tombé na ci piège bi moom c'est une célèbre styliste bu yem. mooy la xawoon ca Libye. voilà kenn mësu koo xamal tapale. waaye mu xëy rek ak njortam gu rafet. recevoir ñooy ñuy wax les sœurs Campbell. absolument mu di Layla ak Nancy Campbell. daal di taafantaloo yee yaay ne à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de la révolution libyenne dafa am xew-xew yu mag yu ñu fay def te dañu soxla ay mannequin pour def ay défilé de mode daal di sant Oumou Sy mu defal leen casting y a rien de plus normal mu defal leen casting bi ba am une centaine de jeunes filles ñu defal leen rapidement seeni passeport yépp boobu Cheikh Tidiane Gadio moo doon ministre des affaires étrangères
le général Mamadou Niang nekk ministre de l'intérieur. di nga xam lu tax ma tudd leen. waaw ñu dem ba aéroport. renseignements généraux yi coup de fil yi dal ñu ne nañ arrêté vol bi. général Mamadou Niang ne c'est un réseau de trafic humain. Cheikh Tidiane Gadio ne que c'est une initiative d'un réseau de proxénétisme international ñu ne téye leen avion ñu téye vol bi dugalaat xale yi ci dëkk bi. C'était le 28 août 2001. Jamra était au cœur de cette affaire. dinaa ko leeral léegi. waaye dañ ci teg ñaari fan le 30 août de manière illégale ñu bàyyi ñaari sœurs Kambel yooyu. soi-disant parce que c'est des franco-sénégalaises. dem noggatu ji Oumou Sy jàpp ko le 30 août. 2001. yóbbu ko ci procureur. mu inculpé ko dóor ko mandat de dépôt ñu yóbbu ko Rebeuss. si la Latif Gueye woo point de presse. ne soit ngeen tëj ko ak en même temps ñaari rabatteuses yooyu. absolument les sœurs Kambel ngeen tëj ñëpp. wala boo leen di bàyyi ngeen bàyyi ñëpp. waaye Jamra du seetaan ngeen téye fi ki nga xam ne doomu réew mi la bokk ci famille bu baax di femme bu honnête. di gagner honnêtement sa vie. ku am jom bëgg a liggéey. du ñu nangu muy servir d'agneau du sacrifice. alors comme qu'il y avait des pressions diplomatiques de part et d'autre état bi libéré ñële waaye quand même comme que ñëg nañu. ñu téye fa Oumou Sy ba octobre. donc tëdd na 2 mois kese ñu doog ko bàyyi. benn avertissement ngoog. kii elle est de bonne foi. nañu ko naxee. noonu la ñu naxee Miss yi. ñaareel scandale bi xam ngeen ndaw si yore comité organisation Miss Sénégal. licence bi du moom moo ko sooke. dañ ko jaay dañ ko jaay. privé la. juste avant ñu ko koy jaay. scandale bu demee noonu nga xam ne alerte bu Jamra di lancer la ngeen bàyyi ci xel amoon na fi. xam nga ba ñu demee ba compétition bi jeex ba ñu xam ku jël premier rang podium première dauphine deuxième dauphine ki jël premier rang podium bi dañ ko diggoon ne. sa cadeau sa raaya oto lay doon. waaye comité d'organisation bi am jafe-jafe pour am oto bi xëy na la ñu yaakaaroon ci sponsor yi demeewul noonu. booba ndaw si jëndagul licence bi. alors ñu contacter ay homme d'affaires mu am ci homme d'affaires bu wëyu tonton say-say ne leen waaw danaa joxe oto bi waaye bu sacre bi jeexee voilà ndaw si daal na ngeen ma ko indil hôtel sangam. maanaam nañ ko yóbbu ca hôtel ba mu nekk moom homme d'affaires bi mu joxe oto bi en échange ñi jox ko miss bi mu fanaanoo ko. loolu moo am fii ci Sénégal. kon nag ma bëggoon ñu bañ a def amalgame parce que maa ngi dégg ci réseaux sociaux yi naan waa Jamra xër gi ngeen wane ci mbir mi lu tax wanewu leen ko ci coow Adji Sarr ak Sonko. nañu moytu amalgame. il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Absolument. Jamra dans cette affaire-là portewul plainte pour viol. parce que on ne peut pas être plus royaliste que les victimes. Jamra dafa porter plainte pour apologie du viol. qui est condamné par maanaam di kañ viol. di ko banaliser. bu mel ni daal du dara. qui est condamné par l'article 252 du code pénal. alors que à ce que je sache. Adji Sarr violé wul article boobu. Ousmane Sonko violé wul article boobu. kon bu ñuy jaxase yëf yi c'est deux dossiers totalement différents. alors dégg naa nag ki sooke mbir mi. nga xam ne Sénégal gi yëpp ñoo waroon mer dankloo porté ko plainte. tàmbali la di menacer Miss yi. ñun ñu ngi koy yëgal ne ça ne passera pas. parce que jóg na tey bëgg a jaxase carte yi ni ko xale yi di waxee. ne dafa leen di porter plainte. pour diffamation pour dénonciation calomnieuse et mise en danger de la vie d'autrui. xoolal ma rek ce retournement de situation. kan moo mettre en danger la vie d'autrui. xale yi tëjoo ak ay naar. des drogués. parce que Miss yëpp wax nañu ne naar yi dañuy jël ay pion. naar yooyu ñu dajal foofu. ba xëy na ndaw si ñu ëmbal sax on sait jamais xëy na enquête bi dana ko leeral. boo demee drogue lañ ko jox. ba def ko li ñu koy def. waaw kooku mettre loo sa vie en danger. yow nga jóg tey bëgg tooñ ba noppi. au lieu nga jéggulu nga bëgg a jaxase carte yi naan da ngay porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. voilà ñu ngi lay xamal ni. di victimiser wu. victimisation boobu du jàll. procureur dina def liggéeyam ginnaaw bu ko victime yi saisiré en tant que victime de viol. Jamra dana def liggéeyam jeudi incha allah suñu avocat maître Moussa Sarr jokkoon nañ ci ak moom. dinañu déposer plainte pour violation de l'article 252 du code pénal. pour apologie du
du viol. Alors kon nag ñu bëggoon mbir mi ñu teg ko ci yoon. ñu topp ko ba ca cappaandaw la. waaw waaye surtout nag ñun toftal nañu ci suñu ñaxtu le retrait de la licence. nañ ko retirer parce que ndaw si mérité wul licence. day mepp doomu jàmbur yi. loola leen ay ndëgg sërëx di leen yàq. et ça ne passera pas. alors bu procédure judiciaire bi jeexee ba noppi. mais Mame Matar am na réunion bu mag buy am avant ngay ñuy dem ci réunion bi est-ce que problème bu mel nii bu amee procureur d'emblée waru woon autosaisir ci mbir mu mel nii nga xam ne rek du benn nit rek moo wax am na ñeneen ñoo xamante ne ay xale yu ndaw lañu génn nañu ku nekk expliquer sa jaar-jaar ci biir. comité boobu. waaw parce que di ma doon yaa ngi may joxe occasion sax. pour ma wax ne plainte bi ndaw si di def. man dama ci kontaan ndax xam nga lu tax. mu ngay ubbil buntu procureur. waaw pour mu ubbi. une information judiciaire. Oui. Ce qui veut dire explicitement. Oui. Le procureur sentira certainement le besoin d'entendre les 6 Miss. Missu Kaolack, Missu Tamba, Missu Matam, bu Thiès pour entendre leen. ak ñeneen ñu waxugul sax su boobaa. loolu ko ci barma naan nettali ci làmmiñu borom. la dàqe absolument. procureur su boobaa grâce à sa plainte tappale boobu. dana leen mën a permettre ñu nettali de vive voix parce que nettali ci làmmiñu borom la dàqe. l'enfer qu'elles ont vécu. dans ce processus mafieux. de Miss Sénégal. mais dama bëggoon aussi wax yow da ngeen bëgg ñu retirer licence su ndaw si man ñun ñëpp d'accord nañ ci sax mais est-ce que aussi Miss Sénégal dafa doon nekk le porte-étendard seen réew bi nga xamante ni parce que Miss Sénégal la ñu wax du suñu Miss lañu ñun ñëpp dañuy doon porter le plaidoyer ONG yi doon utiliser ñuy liggéey est-ce que tey jii bu ñu tasee le comité état bi warul jël en charge la Miss Sénégal. ñu bañ koo rey ba mu dee état bi ñëw organiser waat ko yor ko le ministre du tourisme le ministre de la culture ñu gën ko organiser gën ko saytu ba xam ne kenn du ci def naka su dul noonu. waaw xam nga fi mu ne boo jëlee kaawu la Biennale des Arts. waaw est-ce que gis nga état bi jox ko ay promoteurs privés. déedéet waaw ministre de la culture moo ko téye en main. absolument di recevoir inscription yi. di def affectation yi ak planning manifestation yi. lii itam na ko état rocc ci licence bi. nangu ko téel ko boppam. waaye réunion bi ma la doon wax nag. ay organisation islamique yu bari woon nañ ma. dañu bëgg bu procédure judiciaire bi demee ba féete boor. fekk nangu nañu licence bi. ñun ñu dem seeti këru diine yi. pour waxtaan ak ñoom pour que ñoom ñu wax ak état bi. lii nga xam ne dëppoowul ak suñu cosaan. dëppoowul ak suñuy valeur dañ ko importé. Miss Sénégal Miss Jongama. c'est pas sénégalais. yàlla mu ngi natt. mu ngi wan ne ndekete yoo buntu yàqute la. alors loolu nga xam ne du suñu diine. ngor bugg ko diine bugg ko. suñu deuxième jalon. fekk lii féete na boor mooy nañ ko éliminer nañ ko supprimer. dootul amati. voilà ñu seet leneen parce que déjà. mais mën nañ ko tropicaliser quand même amoo jëkkër. wane suñu ay atours mun ñu jaayal ñu suñu destination si beneen fànn boo xam ne. waaw ñëpp a siy liggéey. Biennale des Arts. waaw dañuy vendre la destination Sénégal. waaw di wane suñu xarañ ci wàllu. absolument sculpture oui. ci wàllu couture. oui suñu couturière yu bari defal ay ndokkati couture yu rafet. muy jar mais bii c'est différent. jigéen ñi dañuy ñëw wane seen i cër. wane sa jëmm. ay millions de personnes à travers le monde di la gis. di la xool ak bëti seytaane ak bëtu tonton say-say. ba noppi. waaw sëyul ak ñoom. xeetu njaaloo la. moo tax nag ngor bu diine bu. loo xam ne nag dëppoowul ak suñu. kon daal yéen bëggatu leen fi Miss Sénégal bëgg Miss Sénégal jóge fi. waaw xale yi état bi utal leen yeneen débouché. parce que man gis naa ay liggéey yoo xam ne ñàkk. parents yi yar seen i doom aussi. parents yi itam yar seen doom. pour ñu moytu ndëgg sërëx comme bi daloon Umu Si. waaw ak ndëgg sërëx bi nga xam ne. te gis nga Miss boobu waroon jot oto bi te jotu ko. waaw maa ngi koy dégg ci benn rajo muy ñaxtu. naan sama oto kenn joxuma ko. ma ne ko yow santal yàlla oto bi boo ko jotoon sànku. loolu moom dëgg la léegi nag sa dernier mot. waaw kon nag kii. Binta kontaan nañu lool ci li ngeen jël thème bi nga xam ne moo lëmbi dëkk bi. waaw ñu ngi am yaakaar ne kaddu yi ñu fi yëkkati. ñi ko war a dégg dinañ ko dégg. suñu bakken taxul ñuy wax. waaye un devoir moral de protection. de nos sœurs de nos nièces. moo tax ñu wax. l'État n'a pas le droit d'abandonner ces jeunes filles. à la merci. de cette mafia. Absolument. Et de ces prédateurs sexuels. na état bi retirer licence bi. état bi jël ko téye ko ci loxom. bu coow li passé ñun dinañu waxtaan ak état bi kilifa diine yi ñu tas jële fi Miss Sénégal ñu leneen lu ñu koy remplacer. te ñu bàyyi xale yi ñuy pousser. ñuy def njaaloo virtuel.
te amagoo borom kër. dëpp la ay caméra ay junni bët di la gis. nga naan nii laa mel ak nii la sama pooj mel ak ni ma mel. loolu njaaloo la baaxul nañ ko fi jëlee. wala yal na yàlla dàq Sénégal seytaane. amiin yal na yàlla def jàmm ci réew mi. te làq ñu Sénégal fu yàq yeggul. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mame Matar Gueye vice-président ONG Jamra ñu am yaakaar ne lii daal moom bu soobee yàlla nguur gi dina ci taxaw naka noonu le procureur de la République ndax ñëpp bëgg nag leeraange ci mbir mi ndax nag scandale bi ñu toll ñu ngi koy soog a dégg boog wala boog bu fekkente ne yàgg na am ñu ngi koy soog a dégg kon boog nañ ko topp ba mu sës bu ko defee bu ñu ko fiy jëlee ñu xam ne dañ ko fiy jëlee bu ñu ko fiy bàyyi itam état bi nekk en amont et en aval ci mbir bi ndax nag xale yi foog ñu leen di taxawu di leen saytu ci li nga xamante ne ci moom la ñuy dox gannaaw liggéey amul moo tax ñu bari ñu ngi dem nag di dugg ci naka su dul noonu kon état ne leen encadré bu ko defee rek yu mel ni dootu fi amati ndax nag xamuñu loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant dañuy dem publicité gannaaw publicité yi Mamadou Mohamed Ndiaye dina fi teew pour le journal.